asalaamaaleykum cher internautes SeneNews tey ñu ngi ak syndicaliste yi monsieur Mbodj ñëpp xam nañ ko ci wàllum xeex pour waleefu ñi nga xam ne ñooy enseignants yi tey ñoom dañoo bëggoon def benn mouvement suba incha allah à partir de 10 heures gis nañu à chaque année bi buy tàmbali sax day am grève bu amulee ci début bi day dem ba ci biir mu am grève te la plupart dañuy dem ba ñu yaakaar ni c'est une année incertaine après gars yi ñëw xool lu ñuy mën a def ak autorités yi ba jàng bi aboutir balaa ñuy sori dinaa ko jox micro bi mu defal ñu benn analyse bu ndaw par rapport ak année scolaire sénégalaise. loolu nga wax jàngat bu rëy la te Sénégal yëpp def nañ jàngat bi maanaam Sénégal at mu nekk coow li bari bu ñu demee ba ca cappaandaw ba ñu daal di mel ni lu déggoo ñu daal di bàyyiwaat mu sedd. kon nag ñu dem ba système éducatif bi nekk baayo maanaam yàqu-yàqu boo xam ni foo ko natt rek weesu na ko ñu dem ba secteur yëpp ñëpp jàpp nañ ni bu njàng mi baaxul secteur yeneen duñ baax parce que njàng mi moom mooy jox yeneen secteurs yi ay nit ñu fay liggéey kon bu njàng mi baaxee fépp baax bu bonee lépp bon donc loolu nga wax jàngat bu rëy la te loolu moo am moo tax njàng du caaxaan développement ci réew mi ngi déparé ci njàng ak jàngale. ndaxte képp kuy journaliste wala ngay jàngalekat wala ngay magistrat wala ngay jiitu réew wala koo mën a doon xam-xam ba ngay yor ay jàngalekat ñoo la koy jox kon bu jàng ma bonee mooy ñooñu ñuy tàggate ci daara yi ñu war a génn yor réew mi kon duñ leen tàggat bu baax kon kooku foofu laay déparé loolu nag lu ñu waxtaane woon la sax ba déggoo ci assise éducation nationale yi ñu fi defoon juróomi at ci ginnaaw ba déggoo ne lii mooy saafara yi nga xam bu ñu ko indee def coppite yi war a indi ci njàng meeg njàngale mi daan mën a former sénégalais yu ñoŋ yu mën a yor réew mi loolu nag boobaak léegi ñu ngi tendeefal ñoom nguur gii fi ne nga xam ne dara lañ ci doxalul beneen nit mooy dañoo toogoon waxtaane njàng meeg njàngale mi ci ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne dañoo déggoo nag ak nguuruk Sénégal moom moo am ay jafe-jafe ba heure bii fi mu toll nii amul lenn loo xam ne lu ñu wàccoo la ñoom ba tax na jàpp nañ ni jafe-jafe yi nga xam ne am na ci njàng mi moom buñ ci gaaw la jóg musiba mbàbbaku dana dal réew mi loolu moo tax fi mu toll nii am ni nga ko waxee at mu jot bu école ubbee rek ñu nekk ci jafe-jafe yi bari lool coow li bari lool te sénégalais sax dañuy dem ba naan li ngeen di wax at mu ne moom ngeen di wax maanaam dafa mel ne jafe-jafe yi daal même jafe-jafe yi mooy ñëw at mu nekk kon lu tee ñu mën a toog benn yoon ñu saafara ko kon nag jot na fi mu toll nii ñun ñu ko séq ñu jël suñuy responsabilité loolu moo tax G20 wax dëgg yàlla comme ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-benn ñoom ñoo ci nekk man mii ñu jox ma seen baat ñoom ñëpp ma jiite leen ku ci nekk secrétaire général comme man mais ñu jox ma pour ma coordonner suñuy mbir kon jàpp naa ne ñun li ñuy def nii baax na pour école bi maanaam ñu taxaw. wax nguur gi ni ko lii mënta continuer dañoo déposer nag préavis de grève comme ni ko loi bi waxee mooy yëglu bi ñu yëgloo wax ko ne ko lii mooy jafe-jafe yi loi bi dane nguur gi weer la am pour woote pour ñu waxtaan ci weer woowu nag nguur gi wootewul ba weer wi jeex na léegi nag kon ñun loi bi may nañu comme nguur gi woowuñu ci délai bi nga moom la ko sàttu réew mi tënk kon am nañ droit ñun nag léegi ñu daal di dem grève nag ci jafe-jafe yi nga xam moom lañ ca taabal ji pour déglu nguur gi ndax dina ci àddu bu bëggee jàmm su bëggul jàmm nag ñun comme nañ ko waxee ñu daal di fësal suñuy activité ànd ak jàngalekat yi moo tax suñu préavis de grève bi nga xam ne suba ci talaata ji lay door fukki fan ak ñeent bu juróom-ñeenti waxtu jotoo ci daara yu diggu dóomu yi ak yu lalu yi bu ko defee jàngalekat yépp daje ci kuréel yi bu ko defee ñu waxtaan ku ne wax ni mu gisee xalaatam bu ko defee ñu jébbal ko G20 nag loolu lay càmbar bu samedi jotee incha allah bii ñu jëm ci fukki waxtu nag boobu lañ koy def samedi da ko defee ñëpp ñi njiit ñi bokk ci G20 nga xam ne man maa koy coordonné kon ni ma ko waxee ñu dajaloo nag ci waxtaan wu yaatu ñu xool lan moo tukkee ci waxtaan yooyu nga xam ne moo am ci daara yu lalu yeeg yu diggu dóomu yi ci loolu nag la ñuy xool yan jéego la ñuy dox pour jàmmaarloo bi nag door carrément tigi suñu diggante ak nguurug Sénégal. waaw lan moo leen tere doon benn pour xeex bi ngeen xam ne moom ngeen di songu ni pour éducation nationale bu Sénégal bi yéen ak waa G7 ak yeneen kuréel yi nekk fii pour ngeen mën a nekk benn xeex ndax ngeen mën ci am satisfaction. waa jërëjëf loolu moom laaj bu rëy nga laaj ndaxte jàngalekat yépp fi mu toll nii bii coow li jógee bañ déposé sunu préavis bii ñu déposé ba nar a door xeex bii ñoom jàngalekat yi sax dañ ñuy woo fu nekk
di ñu wax ni bu ñu sañoon ñu boole doole ji mu doon benn ndaxte li ñuy ñaxtu benn la ñun ñëpp dañoo bëgg bu fekkee ñun ñëpp ñoo yem ne ni ñaxtu parce que dañoo bëgg li ñu déggoo woon ak nguur gi ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy protocole bu ñu signé woon le 17 février 2014 ba léegi mi ngi bëgg a yàgg juróom-benni at bañ ko déggee léegi France daal di xëddeen léegi nag ñoom jàngalekat yi ñu ni jafe-jafe yi comme ñoo ko yem ànd war naa mën a nekk kuréel yi nag li ko andi nguurug Sénégal moom moo ñuy féewale ndaxte moom moo fi organisé élection bi élection yi jàllee mu jàpp ni ñii lay waxal du wax ak ñee alors que convention internationale yi ak sartu réew mi dañu secteur boo mën a dugg ba fa jafe-jafe amee booy waxtaan da ngay waxtaan ak kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu reconnaître te ñun dañoo bokk ci kuréel yi ñu reconnaître ci biir fonction publique bi nga xam ne ñoo ay kuréelu jàngalekat lañ kon nag mun ñoo waxtaane njàng meeg njàngale mi ñu nekk ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-benn ñuy waxtaane njàng meeg njàngale mi ba noppi ni dañ ñu ciy boddi kooku coow lay indi mais ñun li ñu intéressé du loolu li ñu intéressé mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ dëgmal nga xam ne boobaak léegi luñ déggoo ak nguur gi la du lu bees te may profité ci seen tribune bii wax ne président Macky Sall bi muy jàkkaarloog sénégalais yi 31 décembre am na wax ju mu fa wax joo xam ne ñun rafetlu wuñ ko parce que moom président de la république moo taxaw ni jàngalekat dañuy laaj ñu yokk seen payoor ba te man mënuma koo def parce que ñoom rek néewuñu fi d'abord ñu koy wax ne ko moom président de la république ñun néewuñ ñun rek ñoo fi nekk mais bu ñuy comparer ba mu ñu comparer ak ñi nga xam ne liggéeyuñ ci fonction publique bi donc booy comparer da ngay comparer ñu mën a comparer ñoo mën a comparer ñun mënuñoo jël keccat ñu ci fonction publique bi te ñu bokk ak suñu yeneen naataangoo yuy faj ak yuy atteeg yuy def leneen mu ne ñu leen yéen dama leen di comparer ak askan wi déedéet du noonu ñun ci askan wi lañ jógee waaye dañuy liggéeyal askan wi ci nguur gi alalu nguur gi nga xam ne askan wee ko moom ñu koy jël di ñu ci fay léegi nag loi bi wax ne nañ yemale ñëpp te yemale wuñ ñu loolu la ñuy kaas mais kaasuñ ñu yokk suñuy salaire kon nag dañuy leeral ne loolu président Macky Sall wax ñun rafetlu wuñ ko ndaxte ñun laajuñ ñu yokk suñuy salaire li ñu laaj mooy nañu respecté li ñu déggoo ak ñun te li ñu déggoo ak ñun ñu ci tënk mën nañ koo lim ci benn bi mooy yeexital yi am ci kayitu jàngalekat yi nga xam ne moom la ñuy wax ay lenteur administrative ci tubaab mooy kayit yi nga xam moom lañuy firndeel seen avancement ñu téye ko ci jaay doole na leen ko jox na dakk seen téye boobu ñu koy téye beneen bi nag mooy kayit yooyu bu ñu leen ko joxee dañoo leen ameel ay rappel yi tey xaalis bu bari la bu ñu ameel jàngalekat yi ñu gis seen ñuy pasaree suñu alalu réew ba noppi ameel ñu xaalis te fay ñun nan ñu fay suñu xaalis te bu ñuy fay tamit gis na ne dañ koy xuuf ba la ca ëpp doole ñoom nguur gi ñu téye ko te at ma nga amee rappel la des ca weer ya des ca at mooma yëpp da ngay sonn dootoo amati dara parce que sa salaire ñëwee ñu xuuf la ëpp wax ne da ngaa say impôt daa yokk ndax da ngaa jotoon rappel looloot ñu ne na dak beneen bi mooy li nga xam ne moom lañ déggoo woon ak nguuru Macky Sall ca 2014 mooy dañuy tiri ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi maanaam lépp luy ndàmpaay ak payooru jàngalekat yeeg payooru àttekat yeeg képp kuy liggéeyal nguur gi nañ ko tegaat ci table ji lépp ñu jaarale ko yoon loolu dañoo déggoon ba ni nañ ko càmbar wut ab étude def ko président Macky Sall ne d'accord na ci ñu def étude ba étude booba génne na ay résultats ba firndeel ni loolu yi ñun ñuy kaas ak yeneen pàcc ci liggéeykatu nguur gi mu ne jaar na yoon li ñuy kaas ci dëgg lañ ko teg léegi nag ñu war koo tiri nag jaarale ko yoon loolu la président Macky Sall ragal xam na ne bu ko tiree jaarale ko yoon kon yuuxu dina jub fuñ ko foogewul léegi nag mu ragal loolu léegi nag dañu tuumaal naan ñun dañoo bëgg ñu yokk salaire yi te ñun waxuñ nan yokk salaire dañ ne na lépp jaar yoon lii nag buñ ci toftalee li nga xam ne moom mooy jaay doole gi ñuy jaay doole jàngalekat yi parce que léegi nii rek avant may ñëw maa ngi wax ak sama benn camarade boo xam ne ma nga ca benn zone bu tudd Foundiougne ñu bëgg ko faa jaay doole jëlee ko ca école bi muy jàngale yóbbu ko feneen te moom deful dara alors que loi bi dana jàngalekat mënoo ko ni cëfit yóbbu fu la neex te deful dara yooyu yëpp muy jaay doole yu ñuy jaay daal doole jàngalekat yi comme li fi xewoon bërki Dembo Ndiaye ci Prytanée militaire commandant ba jël fukki jàngalekat ak juróom-benn ni par force dañ leen di affecté te ñoom defuñu ko dara fii ci Fann ak Jal Diop aussi ñaar fukki jàngalekat ak juróom-ñaar yoo xam dañ leen faa jële jaay leen doole yooyu yëpp dafa bokk benn accord boo xam dañ ko amoon ak nguur gi ni buñ jaayati doole jàngalekat di leen jële ca fa ñuy liggéey yóbbu leen feneen te ñaanuñu ko wala ñu def njombelu jar ñu war leen faa jële kon yii daal mooy jafe-jafe yi fés yi nga xam ni moom lañ teg ci taabalu gouvernement bi kon nag lii bu ñu seetee bu ñu waxalee yàlla war nañ cee mën a ànd ñu nag waa G7 mais nag ñoom dañ leen a wóoluwul xam nga nit ki bu ngeen di ànd da nga koy wóolu lii tax wóoluwuñ leen mooy dafa am ñaari mbir yu fi dox sunu grève bi ñu def daaw jéeg dañoo toog ba grève ba metti nguuru président Macky Sall fu ne ñu jaar fa pour bëgg jàmm
pour bëgg grève bi dakk amuñuy pexe ñu daal di dem jaar ko ci waa G6 daal leen di woo ca ministère éducation nationale Serigne Mbaye Thiam def conférence de presse ne tey ak démb ak tey maa ngi waxtaan ak waa G6 ñoom juróom-benn yépp kuréelu jàngalekat waxtaan na ak ñoom juróom yi d'accord nañ pour lever seen mot d'ordre kenn rek moo nangoogul kenn ca ñam lim ni nangu nañ kooka ne moom dëgg la ñun ñëpp bañ fa demee dañoo nangun dañuy lever suñu mot d'ordre même noonu bu ñu weddee tuuma googu ñu leen tuumaal ñun suñu xel day tey kon nag parce que kenn ca ñoom nee na dëgg la ministre bi yoroon wàllu njàng mi nee na dëgg la ni ñoom ñoo ñëw ni ñoom d'accord nañ lever mot d'ordre jàngalekat yi te duñ ci waxtaan ak jàngalekat yi kon nag loolu muy wor gu rëy guñ def ak jàngalekat yi ànd ak ñoom beneen bi mooy bañ demee xalif général de Tidiane woo ñu Tiwaawoon bam ñu woowee dañoo ñaan ñun kuréel yëpp booba ñun ñii demoon nañ ñoom waa G6 demoon nañ bi mu ñu ñaanee moom xalif général des Tidiane ni moom dafa bëgg ñu may ko ñu lever mot d'ordre bi moom mu waxtaan ak nguur gi bam ñu ko ñaanee ñun ñii dañ ne ko nañu may ñu dem dellu ci jàngalekat yi wax leen lim ñu ñaan ñoom ñoo yore seen cëggal guy luñ ñu ci wax ñu def ko waa G6 tamit waxoon loolu ñii tudde tey seen bopp G7 ñoom it waxoon loolu ni ñoom it nañ leen ni loolu xalif bi ne ko may ñu dem waxtaan ak jàngalekat yi nga xam ñoo nu yabal waaw léegi loolu bañ ko defee ba xalif bi sax ni ñu yéen nag dugal ngeen di pexe waaye comme dimanche bii ñuy jëm du ngeen dana fekk ngeen waxtaan ak jàngalekat yooyu ba pare léegi damaa bëgg dimanche ngeen delsi ngeen delsi Tiwaawoon ngeen wax ma lan la jàngalekat yi wax ñu ne ko amul benn problème ñun ñëpp ñu dem di waxtaan ak jàngalekat yi jotu ñoo waxtaan ak jàngalekat yi sax waa G7 googu ngay wax daa dem rencontrer première dame ca Mermoz bañ demee mu defal leen ay bernde teg ay monsieur def ay pexeem am na sax ñu wax ne jox na leen ay buuñaa waa léegi nag ñoom ñu daal di génn ca rencontre ba ay minuit daal di gaawantu daal di bind seen communiqué wax ne levé nañ mot d'ordre bi lan bañaloon xalif général des Tidiane ñoom loolu lañ may première dame yaakaar ngeen ne loolu maye nañ ko ci waxi kese léegi nag looloo tax te léegi ba léegi nii waxuñu la tax ñu may première dame te xañ xalif général des Tidiane mais xëy na daa am lu première dame buuñaa bu mu am tekkee peut-être yorewul lool rek loolu nag moo tax suñuy xel teey te ñoom ba léegi fu ñu leen laajee ci ndajem Mermoz ma te Marème Faye ci jaagaram jiite woon ko waxuñ ci lu leer kon nag comme waxuñ ci leer ñun wóoluwuñ leen ko wóoluwul nag doo mën a ànd ak moom léegi nag ñun buñ ñu joxee ay garantie ka ren tappale yooyu ñu defoon ak Serigne Mbaye Thiam ministre bi fi nekkoon ak yëfu caaxaan yooyu ñu dem def woon Mermoz ci loo xam ne kenn joxu leen ca ndigal bu dee mën nañ ñoo jox ay firnde que ren loolu du am que dinañ ànd ak jàngalekat yi xeex pour jafe-jafe yi ma wax yi ma lim sànq pour ñu saafara ko pour que jàngalekat yi seen ndóol gi ñu nekkee ñu jóge ci ba nga xam ne ni ñu ñàkkale fayda njàngale mi président Macky Sall ak nguuram ñu jox ñu suñu gëdd loolu bu dee pare nañ pour xeex ci ànd ak ñun G20 ñun d'accord nañ pour ànd ak ñoom